bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman alhamdulillahi ma sant yàlla ya sant Xaadimu Rasuul ngir yàlla alhamdulillahi ma sant yàlla ya sant Xaadimu Rasuul ngir yàlla te dellu sant Xaadimu Rasuul xalifatu Rasuul salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum bépp auditeur boo xam ne yaa ngi seetaan émission Tawfekh Sakku Wér amaat nañu mbégte bu wér di jàkkaarloog Serigne Medoune Seye borom Tawfekh wuyoo sunu émission bi Tawfekh Sakku Wér yaakaar naa ni mi ngi nii kenn du leen ko présenté salaamaaleykum borom Tawfekh ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci sunu émission Tawfekh Sakku Wér. waaw Seydou Balla ñu ngi lay delloo nuyu du nuyu jamono ñi nga xam ne ñu ngi àddoo képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo si di leen saan seen émission Tawfekh Sakku Wér ñu ngi leen wax bisimilah rahmaan asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. borom Tawfekh yaakaar naa ni sunu émission ñu ngi ci sunu bu ma jiwmul ci sunu 7e numéro tey ñuy waxtaan ci wàllu góor ak jigéen wàllu góor ak jigéen la ñuy waxtaanee tey. waaw muy émission boo xam nag bu xaw a doy waar. waaw dafa xaw a doy waar ndax Sénégal dañoo baaxoo yenn tur yi bëgguñu ku koy tudd boo ko tuddee ñu ne dafa ñàkk te gën wala yu mel noonu xam naa yooyu ñu wax ci français rek comme que ñun français yàlla dogal ni xëy na français moom làkk moo gën a baax suñu làkk ñu jël français bi rek. waaw waaye dina ko jarit parfois même bu ñu ko waxee ci français bi lu ñu war a leeral it dana leer damay dégg ci sa biir yi waxtaan parfois ngay wax ay appareil bala maa dugg ci émission bi man laaj wàllu góor ak jigéen bi ndax ñoom am nañ ci appareil bi mu bokk ñoom ci ban appareil lañ bokk. maanaam comprendre parce que wàllu góor bu jigéen ci lan. maanaam ci wàllu góor ak jigéen ci seen wàllu am doom. d'accord. ci seen wàllu am doom. waaw ci wàllu am doom góor ak jigéen loolu la ñuy wax appareil de la reproduction appareil de reproduction mooy cër yi nga xamante ni ñooy dox ci ku góor ki ak ci ku jigéen ki ku ci nekk ñoom pour mu mën a am doom ndax comme ni ma koy faral di waxee chaque fois doomu aadama ay centaines de milliards de cellules ñoo dajaloo nekk jëmmi doomu aadama bi nekk ay cër muy organe nekk ay appareil muy comme appareil circulatoire cardio-circulatoire appareil respiratoire appareil extra appareil yi bëri na muy seen département yi cëraan yooyu nag ci jëmmi doomu aadama bi bu ci ne day dund di dee mais cellule bu dee am na yeneen cellules yu leen di remplacer nga xam ne kon bis bu nekk ay centaines de milliards de cellules ñooy dee ci jëmmi doomu aadama bi mais yeneen centaines de milliards ñooy remplacer cellules yooyu pour jëmmi doomu aadama bi continuer di mën di dund. ci noonu tamit doomu aadama dafa am ci bokk benn fu mu bokk moom ci benn xeet bu mu bokk di doomu aadama moom it am lu mu war a doxal moom ci dundam ak ci dund gi waaye itam moom day dee ñu war koo remplacer. ni cellules yi nekkoon ci yaramam ñu koy remplacer bu ñu dee moom it moom lay noonu lay dee moom ñu war ko remplacer yeneen jëmm remplacer ko pour mu doxal yeneen jëmm yi doxal na mu doon doxee moo tax olof di faral di ne ku am doom deewoo olof du koy faral di lee pour ne doom ji juddu ci yow mooy ki nga xam ni mooy continuer sa continuité sa lignée la maanaam ci misaal ni ngay jëlee mango ñu jëloon exemple garabu mango nga jël doomu mango bi saxal ko ci suuf si da ngay am garabu mango boobu màgg am ay doom nga def noonu bu ko defee garab bee ka njëkkoon meññ bu deewee bii nekk di dund yeneen itam am doom nga koy saxal gerte noonu sump noonu maanaam bépp xeetu garab tam noonu lay saxee mais ci garab yi da ngay am doom bi muy jiwu bi am suuf gi muy fi nga koy def bu ko defee nga jël doomu mango bi def ci suuf si mu sax nekk garabu mango ci jëmmi doomu aadama tamit suuf gi ku jigéen ki mooy taxawaayu suuf ci doomu aadama góor gi taxawaayu jiwu bi muy doomu mango bi moo tax ngay gis parce que da ngay dégg ñu ne la ségrégation dafa am ndax da ngay gis jigéen ju am doom ñu jël doom ji jox ko sant ku góor gi tuddee ku ko neex li waral loolu parce que jigéen suuf la jiwu bi mooy déterminer ki moom maanaam boo jëloon mango nga def ko ci suuf si mu sax nekk garab doo ko tuddee garabu suuf garabu mango nga koy tuddee te pourtant suuf si moo def lépp de waaye lu tax doom ji ki yor jiw bi mooy déterminer mbir mi lan la waxoon naa bi ñu waxtaan ci wàllu cellule bu ñu ciy waxtaanee dañu gën a yàlla muy ci code yeeg yooyu code génétique yu mel noonu ak li waral loolu waaye fii tamit jëmmi doomu aadama ku góor ki jiwam mooy dem ci suuf bi suuf ban la jigéen gi mooy suuf gi
mu sax fa jebbi fa bu ko defee moo tax ku góor ki mën a jël turam jox ko jël santam jox ko kon jigéen day dox doxinu suuf góor dox doxinu jiwu bu ko defee ñoom nag seen ñaari booloo ku ne ku jigéen ki cotiser ku góor ki cotiser doom mën a am ñu ne kon lii kat mooy appareil de la reproduction góor gi di jiwu bi am nu mu war a doxe ni mu war a mel jigéen gi di suuf gi am nu mu war a doxe am nu mu war a mel kenn ku nekk ñoom ñaar nag buñ dajee ku ci ne ak li ngay joxe mu doog indi doom boobu moo tax jigéen du am doom jigéen dafay jur doom góor mooy am doom moom mi am doom mooy tuddee jox santam jigéen gi moom dafay jur ni suuf gi rek ni mu meññee ci tënk ci résumé noonu la mbir mi doxee ñu nekk ci appareil kon dara muy ci wàllu nit ñi seen wàllu am doom ak jafe-jafe yi ci nekk ci wër. loolu leer na kon ñoom ñaar daal bu ma comprendre maanaam seen appareil mi ngi tudd appareil de la reproduction loolu mooy ci wàllu góor ak jigéen ñi nga xam ne dañuy dox pour doom mën a am ma fàttali leen borom Tawfekh 77 390 53 53 mooy numéro bi nga xam ne moom nga koy jotee Dakar wala nga def 77 473 17 17 mooy fa nga koy jotee Thiès wala nga def 77 618 99 99 fa nga koy jotee ci Touba Mbacké am na Kaolack numéro yi boo leen ci woote rek ci kàttanu yàlla di leen ko jox borom Tawfekh gannaaw appareil de la reproduction bi ni nga ma ko expliquer détaillé ma ko ba wax ci exemple bi suuf beeg jiw beeg yooyu ndax loolu mën naa koo am fii ci tableau bi entre góor fii jigéen fii. waaw ak seen wàllu hormonique yépp ñu mën a. dinañ ko jéem. ayca bismillah. buñ ko doon def comme ni nga waxee nga ne ma defal la fii góor defal la fii jigéen ñu njëkkee ci ku góor gi bon lii nag moom dañuy simuler rek pour nit ñi comprendre appareil de reproduction bu góor gi ni mu demee ak bu jigéen bi. donc dañuy jël rek li commencé seen ndigg jëm ci tànk yi rek quoi yi des dañ koy bàyyi ndax yeneen ni ci yeneen waxtaan ñu ngi ko doon def schéma yi foofu. bon lii mooy ndigg li bon lii moom la ñuy wax testicule góor ñaar la ciy am. ñaar la ci am mooy testicule yi mooy doñ yi nga xam ne ñoo ne ci suuf am lu ko muur fii li ñuy wax épididyme mbuusu saw mi di vessie bi moom mooy nekk fii jaar ni ñëw ndax góor fi muy demee fi mu mànnum di génne ak fi sawam di génne benn la lii mooy li nga xam ne mooy urètre bi mooy tuyau bi nga xam ne mooy yóbbu saw mi tuyau bii nag mooy tuyau bi nga xam ne mooy yóbbu wallax njaan bi muy canal déférent bi moom mooy wër nii fii mooy vésicule séminale bi après ci biir waxtaan dañuy wax tam vésicule séminale lu muy jëriñ prostate bi moo nekk fii ndox mi ci vésicule bi ñëw fii jaar ci prostate bi mànn yu doog a jaar fii génn nga gis ni ñaari tuyaux yi ñoo yem maanaam bu jógee ci donj bi ndax donj yi ñooy defar wallax njaañi def ko ci épididyme bi jaar ko ci canal bi mu jaar wër ñëw ci vésicule séminale bi ñu koy denc mu dundal ko jox ko yi mu soxla mu jaar ci prostate bi mu am ndox mu ci def ñu ànd jaar mu jaar ci urètre ci sawukaay bi bu fekkee ni ki dafa bëgg saw nag mu jaar ni saw mi génn mu tëj sphincter bi dafa am benn sphincter lu ne fii ñaari sphincter yoo xam moom mooy bloqué moo tax góor buy sëy du mën a saw buy saw du kii maanaam pour wane ni ñaari tuyaux yi mu bokk ñoo ko bokk fii mais am na lu leen di séparé muy sphincter yi bon ci tàmbali lii la bon fii moom mooy yaxu digg gannaaw gi nga xam ni mooy colonne vertébrale bi colonne vertébrale bi moo nekk nii mooy yaxu digg gannaaw ku nit ki fii moom mooy anus bi colon bi fii lay demee toilette lii mooy doon ci wàllu góor kon en premier ni la ñu jëm ci wàllu jigéen ba tey ci ndiggali jëm suuf mbuusu saw mi moo nekk ni jigéen sawam mbuusu saw day jóge urètre bi moo nekk ni bu ko defee butu njurukaay bi moo nekk ni ñu koy wax utérus bi mu ñëw nii bu ñëwee fii mu jàll indi fi cabinet yi di jaar bu dee ku jigéen ki moom it dañu wane ndiggam tànk ndigg li ba ci tànk yi rek moom moo nekk nii ku jigéen ki fii ci utérus bi muy butu njurukaay bi fii la trompe bi nekk ak li nga xam ne moom mooy ovaire bi trompe bi moo nekk nii ovaire bi moo nekk nii fii mooy utérus bi donc bu fekkee ni dafay sëy
fii lay see fii mooy wax kii petite lèvre grande lèvre valvule kii yu mel noonu li nga xam ni mooy partenaire fi nga xam ne moo ñuy wax cervix bi ak li maanaam col de l'utérus bi. fii mooy mbuus bi nga xam ne mooy sawee fii mooy yaxu digg gannaaw gi comme ni ñu koy wanee chaque fois lii mooy coccyx bi mooy yax colonne vertébrale bi nga xam dafa taxaw rek quoi ci misaal. ci premier lieu lii mooy ñaari appareil yi nga xam ni mooy dox ci ku góor gi di dox ci ku jigéen gi maanaam bu dee ci ku jigéen gi ovaire bii ñaar la ci am ku góor gi dem donj yi defar ñaar la ci am donj yi mooy méngoog ovaire yi fii ci ku góor gi ndax ovaire yi mooy defar nen bi nga xam ne mooy tax jigéen mën a am doom. testicule yi donj yi nga dégg fii moom mooy ovaire yi. waaw mooy ovaire fële testicule yi mooy defar spermatozoïde yi kii mooy defar ovule yi te pour doom am il faut que spermatozoïde am ovule am kon appareil yi ma doon laaj ci misaal bu ñu ko doon def mooy bi mbuusu saw ku jigéen muy vessie bi moo nekk nii ku góor gi moo nekk nii urètre bi moo nekk kii urètre bi moo nekk nii fii mooy prostate bi jigéen moom amul prostate mais trompe yi moo nekk nii lii mooy utérus bi mooy butitu njuru kaay bi maanaam mën nañ ko gën a lii mën nañ ko gën a leeral ci ku jigéen gi maanaam ci misaal boo doon jël lii rek mooy appareil bi mën nga ko def nii pour nga xam ni moom dafay ñëw bu ko defee lii mooy doon trompe de falo bi trompe yi ñoo nekk ni lii moo jëm ci utérus bi fii mooy fi muy sëye kii mooy li nga xam ne mooy ovaire bi mooy kii defar nen yi ci misaal bu ma doon jël appareil bi ci ku jigéen ki indi ko nii lay mel maanaam li nga xam ne mooy fii lii mooy li ñuy wax endomètre bi maanaam bu ëmbee doom ji fii lay nekk lii mooy endomètre moom laa def en rouge trompe yi moo nekk nii moo yoon bi nga xam ne fa lay kii di jaar moo nekk nii li nga xam ne moom la ñuy wax myomètre bi muy muscle utérin bi moom moo nekk nii lii la muscle utérin bi moo nekk nii li nga xam ne mooy ovaire bi kii nen moo nekk nii ndax jigéen comme ginaar ak leneen moom dafay nen dafay ovuler moo nekk nii lii nekk trompe yi ci misaal bi ñu ko doon tënk ci dans un premier temps ab la temps ñu dugg ci biir waxtaan bi kanamu jigéen nii la mel ci ku góor ki mën nañ ko gën a approfondir moom boobaa rek nga xam ne da ngay jël li nga xam ne mooy appareil reproducteur bi rek nga xam ne par exemple ci misaal fii mooy nekk donj bi fii mooy nekk kii bi nga xam ne moom mooy vésicule séminale bi prostate bi ci misaal nii la appareil boo ko doon jël nga xëcc ko ku ci ne nga wane na mu amee particularité léegi ci biir waxtaan nag dinañ koy indi par nànk ba ngay am ni nga ko xam ne moom nga ko bëggee. waaw loolu leex na loolu lii ñaar yi mooy yaakaar naa ne di ngeen ko comprendre appareil de la reproduction bu góor mi ngi nii bële moom mooy bu jigéen dégg ngeen ci biir waxtaan beeg yooyu ñoom seen ovaire yeeg loolu lépp dégg naa ko ci mais yaakaar naa ni moom lépp lu ñu ci war a laaj dañ ko laaj muy leer borom tawfeex gannaaw li ma soxla woon ci tableau bi defal nga ma ko muy ñaari appareils yi muy wàllu ci ku góor ki ak ci ku jigéen ki lii leex na léegi dama bëgg a xam maanaam ba léegi ci wàllu góor ak jigéen góor ak jigéen lañ wax nag góor ak jigéen lan mooy xew ba ëmb mën cee am. waaw pour ëmb mën cee am maanaam pour doom ëmb mooy fi nga xamee ni ku jigéen kii ovaire am yii dafa am nen ñu muy defar dafay nen supposons nen bi moo nekk nii
noyau bi moo nekk nii. ku góor kii donjam yi dafa am lu def lu ñuy wax spermatozoïde moom moo mel nii. ëmb boo ko déggee mooy spermatozoïde bi ñëw na dugg ci biir nen bii bu duggee rek ëmb am na maanaam seen booloo ñoom ñaar moo tax ma la jigéen day cotiser nen góor gi cotiser spermatozoïde. spermatozoïde bi dafa am fu muy jaar ba am donj yii testicules yi dafa am lu ñuy wax ci biir seen biir lu ñuy wax cellule de Leydig ci biir am ay tubule ay canal yu ci ne yoo xam moom ne canal séminifère yi muy tubule séminifère yi xam ne fa la ñuy defaree wallax njaan yi balaa muy nekk wallax njaan dafa am étape yu muy nekk dafa am forme bu muy am maanaam day nekk lu ñuy wax spermatogenèse day njëkk a nekk lu ñuy wax spermatogonie jóge ci màgg dem nekk lu ñuy wax spermatocyte primaire séparé wu def lu ñuy wax division cellulaire bi demaat nekk spermatocyte secondaire doog a dem nekk bu nekk spermatocyte secondaire nag ci li ñuy wax chromosome bu ñu waxaat ci wàllu cellule tamit dañu ko wax muy newoon naa leen cellules yi seen biir cellule doomu aadama bu ne dafa def 46 chromosomes muy 23 paires de chromosomes ci fii nag ci spermatocyte bi bu demee ba ci spermatocyte secondaire bi ci lay chromosome yi di séparé wu kii jël 23 chromosomes beneen bi jël 23 chromosomes maanaam nga xam da ngay am 23 chromosomes yu comme nga def 22 X muy chromosome X 22 chromosome Y yii dañ koy borom rek ba ñuy waxtaan ci wàllu cellule parce que dafa xaw a xóot tuuti dafa jël temps pour waxtaan ci. ku jigéen gi tam day am ay ovules yu muy defar moom it ci nenukaay bi ci ovaire bi fii yii itam day am 22 chromosomes plus X bi moom jigéen moom 22 X rek la am parce que moom waa amul Y bi. voilà góor mu am X am Y chromosome X chromosome Y jigéen moom ay X rek la am moo tax bu jógee nem tam chaque fois 22 X plus 22 moom lay am ci chromosome yi foofu. bu ko defee cellules yii bu demee ba nekk spermatocyte primaire nekk secondaire de jël gène bi jël chromosome bi mu doog a nekk spermatozoïde doog a mat moom processus boobu tam ci ñu ovogène tam moom lay am ci ovule ba keroog muy nekk ovule maanaam jigéen bu juddoo moom day juddaale ci nen trompe bu ci ovaire bu ne 200 000 nen yu ndaw la fay juddaale. moom day 200 000 nen yu ndaw. bu ko defee bu demee bu am 11 ans 12 ans. bopp bi hypophyse bi commencé am ndox yu muy defar di ko stimuler li ñuy wax hormone folliculo-stimulante ak li ñuy wax hormone lutéale yooyu ñooy agir ci ovaire yi bu ko defee hormone folliculo-stimulante bu agiré ci ovaire bi mu stimuler ko mu sécrète li ñuy wax oestrogène oestrogène stimuler ovaire bi mu màggal nen bi su màggalee nen bi nag pendant ce moment boobu nag mu indi hypophyse indi beneen hormone bu ñuy wax hormone lutéale mu ñëw stimulé waat ovaire bi mu def expulsion nen bi génn bu nen bi génnee nag corps jaune boobu commencé def oestrogène progestérone loolu moom beneen système la ci biir waxtaan dinañ ko mën indiwaat. nen bi doog a génn bu nen bi génnee nag moom trompe bii bu nen bi ne pëf ñor rek da koy kafte da koy këf jàllale ko fii bu ko defee fekk ku góor ki moom wala ñaar yëpp mat na mu jaar fii dugg ci épididyme bi fi ñu koy waajalee mu jaar ci canal bii. muy canal déférent bi mu yóbbu wallax njaan ba ci vésicule séminale fii la koy denc mu de toog fa di xaar ku góor ki sëy pour ndoxam génn wala nga fay toog di xaar ñu leen di toppatoo foofu di leen jox seeni bernde ay fructose yu mel noonu bu paree mu jaaraat fii ci prostate bi prostate def ci ndox gisoo maa ni góor am ndox mu ratax boobu ci ne prostate bi bokk na ci loo xam moom moo koy defar parce que ndox mu ratax boobu ci lay barastiku mooy nekk escalier pour mën a déplacer wu parce que moom gis nga dafa am genn bu gudd nii da ciy barastiku nii di def nii pour mu mënti glisser dem ci nen bi bu ko defee nag bu ko génnee wala njaan bu génnee ci ku góor ki rek jigéen gi sëyukaayam fii la ne wala njaan dañuy commencé daw ñoom dugg fii ci li nga xam ne mooy butu njurukaay bi bu ñu dawee nag ñoom ñëpp dañuy njëkkante nag ay junni million benn ndox góor bu génn ay millions ngi walax njaan ñoo ci nekk ci góor gu normal dañuy daw nag jubali di njëkkante ji nen bi fekk fii ovaire bi nen na trompe bi kafta ko këf ko nen bi daw di ñëw nii di dox walax njaan daw di ko ko ji bu ñu dajee maanaam nen bi walax njaan bi ñëw dugg ci bu duggee bopp rek koy dugg gène bi genn gi daf fay des bu duggee comme mu duggee ko fii wala ñaan daw na benn dugg na yeneen dootu mun dugg nen bi continuer jubal ñëw ba fii ci endomètre bi mu toog fa ba nit ki mat am juróom-ñeenti weer wala juróom-ñaari weer yaay mosin ko imbi ko mu génn kon ëmb pour mu am faaw nen bii
amoon na ci ovaire bi ñoroon na trompe bi jël na ko wala njaan bi fekk si na ko ñu daje fii ci deuxième tiers trompe bi trompe de fala bi mu ñëw ñu ne ëmb am na. bu fekkee nag nen bi ba mu ko trompe bi jëlee gannaaw bu jigéen bi nenee wala njaan bii ñëwut moo xam jigéen gi sëyut moo xam wala njaan yi demuñu am nañ jafe-jafe waaye àgguñu jotuñu joteeg moom mii nen bi du am fekkoon kenn du ko fekkoon maanaam ëmb du am nen bi bu toogee ab diir dafay yàqu li tax mu yàqu nag mooy sécrétion hormonale yi ñu doon sécrété dañuy arrêté sécrétion boobu moo tax day yàqu ci 28e jour lii nga xam ne mooy butu njurukaay bi nga xam dafa am ñu ci laloon pour waajal bu ëmb amee mun faa toog yooyu ñu fa laloon ci wàllu deret ak ci wàllu ci mi wax li ñuy wax mycose utérine bi loolu lépp la ñuy boole dindiwaat lalliwaat ko comme que dañ ko lalaloon gan gi te gan gi ñëwul ñu lalliwaat lépp mu génn sànnee ko ci biti nekk deret bu ñuul wala bu xonq ñu ne ko jigéen gis na règle maanaam nen ba jot am ëmb kon yàqu na lépp la ñuy nettoyé ba mu set ba nga xam ni lii ci meloon ni rouge bi nga mooy àndoon day weex tàll day set wicc ñu ne kii gis na règle parce que mooy kon nen bi mu jëwul dajek ak wallax njaan bi mais bu ñu dajee rek ëmb am na bu ñëw toog fi defee fii. kon bu ëmb amul rek règle yi day ñëw parce que bu ëmb amul mooy nen bi day yàqu nen bu yàqu booleeg fi ëmb bi waroon nekk ba ëmb amee dañ koy defar ay pili di ñoo xam ne ko ba nga xam ne doom bi bu ñëwee dana mën a fixé wu foofu pour mun fa dund ba muy màgg bu ko defee moom mu deñ moo tax gisoo ci wàllu jigéen ak góor may faral dégg ñu yenn saa sam doon wax ni ab waay dafa ñëwoon di ko laaj sama ndey ak sama baay ka laaj gën a fonk mu ne ko sa ndey ba muy ñetti yoon ma ne ko même ci mu ciy doog teg bàyyi ma ne même ci wàllu fii sax ci wàllu am doom bi sax ndey tamit ñetti pàcc la cotisé bàyyi cotisé benn ndax bàyyi walax njaan bi rek la joxe mais ndey joxe na nen bi muy benn ndey joxe na transport bi maanaam ndey mooy tax walax njaan ku góor kii mën a dem dajeek nen bi mooy def transport bi logistique ndey tamit mooy denc mooy garder kon ñetti pàcc la ci am kon bu yeen waxee loolu sax xam ci zaahir dafa feeñaat fii ci tënk daal loolu mooy li nga xam ni loolu mooy tax doom mën a am ovule bi ak nen spermatozoïde ku góor ki walax njaanam ak nen bi daje fii ci 2/3 trompe bi ëmb daal di am. ndey joxe na nen bi ndey def na transport bi ndey denc na kon boog yaakaar naa ni loolu dégg ngeen ko bàyyi moom benn dong lay cotiser 77 473 17 17 mooy numéro bi mu yor Thiès boo leen ci wootee di ngeen ko jot 77 618 99 99 mooy Touba Mbacké 77 390 53 53 numéro boobu képp ku ko woo di nga ko jotee fii ci Dakar ci këram gi nekk ci amoo tefes Médoune Seye borom Tawfekh li ma leen di wax rek tey émission góor ak jigéen ci wàllu am doom borom Tawfekh bu ñu weesoo ci wàllu am doom boobu damay dégg ñu ci bari ci nit ñi di wax kyste di wax ovaire nan laa ko mën a tuddee di wax ay trompe yu bouché ba ci fibrome tamit dama koy dégg maanaam fibrome kyste ba ci trompe yu bouché ma bëggoon a xam lan mooy fibrome lan mooy kyste lan mooy trompe yu bouché ndax it ñoom it ma laajaat la ko ndax ñoom mën nañoo am tere am doom ndax loolu ci wàllu ku jigéen ki la ñett yooyu ma la laaj. waaw maanaam kyste nga ma laaj. fibrome trompe yu bouché. waaw loolu lépp tam ba tey ci jigéen la xam nga buñ jëloon exemple kii ku jigéen ki ñu dessiné woon nii mi ngi nii léegi trompe lii mooy trompe mooy yoon bi nga xamante ni nen bii ovaire bii bu nenee ba nen bi génn trompe bi moo koy manq trompe dafa def nii mel ni garab bu ñëwee daan ko taf kafte ko jàll la ko bu ko jàll ci trompe yi lay jaar trompe yi muy jaar nag mooy nen bi fii lay jaar pour ñëw ak dajeeg seeg walax njaanu ku góor ki lii yoon la walax njaan bi jaar nii kii jaar nii pour ñu dajee bu trompe bu bouché imagine trompe bi bouché fii maanaam fii fat
mooy bouché dafa fatt tuyau bi fatt na waaw bu bouché fii nen bi ku jigéen ki nen bi trompe bi jël na ko indi na ko ba fii nen bi fii lay taxaw dootul déplacé wu walax ñaanu ku góor ki ñëw na ba fii lay taxaw waaye est-ce que ñoom ñaar danañ daje ñoom ñaar duñ daje parce que lii moo leen di barrage bii ci am day tax nen ku jigéen ki ak walax ñaanu ku góor ki du ñu mën a daje ñu ne trompe yi bouché bi mu bouché dana tax jigéen bi du am doom du am doom sax parce que lu tax parce que walax njaan bii ak lii duñu daje du dem parce que pour doom am il faut que nenu ku jigéen ki ak walax njaanu ku góor ki faaw ñu daje te fii lii da koy tere ñoom ñaar ñu daje kon doom du am waaye nag bu fekkee beneen trompe bi bu bougé wul mën na gis parce que jigéen bii bu nenee weer bi beneen weer bii mooy nen bu fekkee trompe bi nag fattul beneen yoon bu bii nenee mu sëy fii mën na mu am mais jigéen ñu ci bëri nag ñaari trompe yëpp ñooy bouché fii day fatt fii fatt bu ko defee kii du am doom pour mu am doom il faut que nga fattarñe ko ba nga xam ni yow léegi yoon bi dana mën a jàll ba walax njaañ ak nen bi mën a jàll buñ dajee ba pare ñu ñëwaat fii loolu la ñuy wax trompe yu bouché da nga ni kyste ovaire moom la ñuy wax rek dystrophie ovaire mais nag dafa am lu ñuy wax kyste fonctionnel ak kyste organique dafa am boo xamee ni ovaire bi mooy sol ndox li tax mu sol ndox ni muy doxee système bi moo yàqu maanaam jigéen pour mu gis mu am nen dafa am benn processus buy am nee naa la hypophyse bi dafa am benn sécrétion bu muy def bu ñuy wax LFSH muy hormone folliculo-stimulante moom lay sécréter bu ko sécréter loolu day yóbbe ovaire yi ñu commencé xel li benn ndox bu ñuy wax oestrogène pour ñoral nen bi suy ñoral nen bi nag ba fukki fanal beeg ñeent bi hypophyse bi génn beneen ndox bu ñuy wax LH muy hormone lutéal hormone lutéal moom day tax léegi nag trompe ovaire bi mën a burusu expulser sànni nen bi bu sànnee nen bi nag foofu nen bi génnee bu doon dafa ne fi ñu ko génnee foofu day fàcc foofu nag la ñuy wax corps jaune day daal di indi nag moom it beneen ndox bu ñuy wax progestérone di ko sotti itam pour mën a may dundal nen boobu ba pare di cicatriser waale fi nga xam ni foofu la expulsion bi amoon ci ovaire bi ki am kyste ovaire nag day fekk nag dafa am déséquilibre hormonal maanaam hormone yooyu ñoo déséquilibré maanaam hormone folliculo-stimulante bi ci première phase bi ak hormone lutéal bi ci deuxième phase bi hormone lutéal bi sécrétion bi du doy mooy ne dysfonctionnement hormonal nit ki am dystrophie ovaire ñu ki dafa am kyste fonctionnel de l'ovaire boobaa boo koy faj ci hormones yi ngay agir faj ko fii da ngay débouché bu dee trompe yu bouché fii moom ci hormones yi ci xel di ci hypophyse bi hormone folliculo-stimulante hormone lutéal foofu ngay liggéey pour hormone bi équilibré waat dystrophie bi dañ bu la neex itam booy def loolu tam en même temps bu la neexee nga noppal ovaire bi nga mettre ko au repos mu dal bu ko defee dysfonctionnement boobu dañ système la pour dindi ko dysfonctionnement ovaire moom ça se traite bu gaaw jafewut yaa ngi may wax tam wàllu fibrome tamit dafa am ci dem jigéen gi nee na lii la ñuy wax myomètre li ma def verte mooy myomètre bi muscule ñu koy wax muscule utérin mooy tubaab mais myomètre mi ngi jóge ci baatu grec baatu latin bu ñuy wax mus metra mus mooy tekki muscle metra mooy tekki utérus mus metra mooy muscle de l'utérus tubaab di wax myomètre wala nga ne fibre musculaire de l'utérus léegi baatu homme bi ngay dégg ñu ne mi-homme wala ñu ne fibrome nga xam ne benn mbir lay tekki homme boobu néoformation la maanaam néopléssis la maanaam foo dégg homme ci médecine mu jóge ci benn baat ci racine boobu da lay wax ne am na lu sax jeb bi jëm ci cër boobu maanaam dafa am lu sax au dépend ci tissu boobu ngay dégg ostéome fibrome sacrum et cetera loolu tumeur la fibrome ci xeetu tumeur yi la bokk mais dafa am nag lu ñuy wax tumeur bénigne ak lu ñuy wax tumeur maligne tumeur bénigne mën na dem moom garaawul mais tumeur maligne moom mën dem ba nekk cancer maanaam tuméfication la donc ñu jël ci baatu myomètre ci fibrome ba fibre bi ñu yokk ci homme pour wane ni am na lu sax ci fibre bi moo tax mu am façon yi fibrome yu bari ngay dégg fibrome soussera
sous-muco-interstitielle loolu da lay wax fi fibrome bi sax xam nga bu dee fibrome dafa sax fii maanaam dafa nekk fii fibrome mën na nekk fii fibrome bi mën na nekk fii fibrome bi mën na nekk fii fibrome bi mën na nekk fii moo tax fibrome yi bëri xeet léegi am na ci fibrome yoo xam ni du tere ku jigéen ki mu mën jël ëmb. du ko ko tere mais am na yoo xam ni mën na ko tere mu jël ëmb ndax fi muy placé wu la am na yoo xam day nekk ci biir bititu njurukaay bi am na yoo xam day nekk ci biti am na nekk ci diggante bi mën nga dégg sous-séra sous-muco-interstitielle parce que bititu njurukaay bii muy utérus bi lii dafa am loolu ci comme li ñuy wax endomètre endo foo ko dégg mooy li ci biir exo li ci biti mètre mooy métra mooy utérus maanaam biir bititu njurukaay bi ci endomètre boobu muy muqueuse utérine boobu nga xam ne fa la doom ji war a nekk bu fekkee fibrome am na nu mu fay place jigéen bi mën na am ay avortement wala du ëmb ndax boobaa man ni ku góor ki du dem ndax dafay am blocage ci fibrome moo koy tànc moo am retour sperme am na leen lu koy joxe am na ñoo xam ne wax incompatible gonorrhée cervicale moo tax bu ñu sëyee seen borom seen ndox mi di génnaat loolu lii ci fibrome mën na ko mais tam yeneen tam mën na ko indi. yeneen problème am na ci daal. fibrome bi tam mën na tax nit ki tamit di xëpp deret lu bari am na ñuy wax métrorragie bokkut ak ménorragie mooy règle bu bari ci waxtoom mais métrorragie mooy saignement boo xam nit ki mi ngi koy am en dehors des règles bokkul donc mën na ni métrorragie saignement boobu mën na indi nit ki biir bi rëy mën na am naq bi di raf lu mel doom di ci yëngatu mën na am muy metti yooyu yëpp mën na ko def dystrophie ovarienne bi moom muy kyste ovaire moom mën na yóbbu jigéen muy gis fóot lu bëri ñaar ba ñetti yoon ci weer bi wala muy toog ñaar ba ñetti weer du gis fóot comme fibrome tam mën na ko indi mais seen xeetu fóot du yem du ko gis wala mu koy gis lu bari d'accord wala muy toog lu yàgg du ko gis maanaam mën na indi déséquilibre ci règle bi voilà kon muy loolu ci fibrome kon fii muy nekk nag imagine fibrome nekk fii fibrome bu nekkee fii te jigéen bi war a sëyee fii ndox mu war a dem fii mën na ni blocage fibrome bu nekkee fii mu ëpp fii doom ji war a nekk fii place bi doom ji war a nekk fibrome bi màgg mën na fa toog donc fibrome mën na indi cause ci ku jigéen mu bañ a am doom waaye du chaque jour mais mën na indi jafe-jafe pour mu bañ a am doom loolu mën na nekk mais du chaque fois mais daal dafa bëri xeet foofu léegi nag en fonction fibrome bi fu mu nekk ak fu mu placé wu ngay xool ban traitement ngay def ci loolu mais fibrome tamit lu nit di traité la ba mu wér te hôpital la dañ koy opéré mais ñoom bu ñuy opéré dañuy lelli fii la ñuy dindi mais fi mu sax dañ ko fay bàyyi moo da nga gis jigéen xam dangay am fibrome dem opéré mu toogaat quelque temps mu ñëwaat parce que lu tax reen ba jógu fa donc day màggaat ñooñu dañuy ñëw lelli rek parce que muscle utérin bi mënoo koo dindi boo ko dindee kon da ngay dindaale kon butu njurukaay ndaw si yëpp kon baa dootu mën a amati doom donc moo tax fibrome boo ko opéré chaque fois dafay ñëwaat. mais sans opération comme ku mel ni ku mel ni yow bu ñëwee mën nañ ko faj. kenn du ko fibrome da koy traité ba mu set ba mu deñ wicc. d'accord dama ciy dégg trompe yu ñuy bouché ak noonu ñoom comme bouché boo ko déggee débouché la ñuy wax. ndax da ngay débouché rek dafa bouché da nga koy débouché da nga koy fattar ji dafa fatt. d'accord ba wallax ñaanu góor gi ak nenu ko jigéen ñi mënuñoo daje li ko fatt ngay dindi ñu daje loolu mooy trompe yi fii moo nekk fii mais bu dee fibrome bi moom ci yi lay nekk bu dee kyste fii lay nekk donc lu ci nekk dafa am li nga xam ne moom lay doxee mais daal yëpp tam mën na indil surtout dystrophie ovarienne yi mën na tax jigéen du jël ëmb parce que nen bi muy nen progestérone bi sécrétion moom du baax hormone lutéale bi du doy nen bi kon du baax du mun jël ëmb donc dystrophie ovarienne dina tax jigéen du jël ëmb trompe yu bougé dana tax jigéen du jël ëmb fibrome mën na bañ a tax am na fu mu koy entravé am na fu mu du ko entravé mais lu ci ëpp sax du ko yàq du tax mu ba jigéen bañ a ëmb mais mën na tax na ba jigéen bu ëmbee muy avorté mën nañ risque d'avortement lu ci ëpp mais ci cause stérilité daal lu ci ëpp nii la damay bañ na ñu jaawale stérilité ak hypofertilité ak infertilité stérilité boo ko déggee mooy kii mënatul am doom te du am doom da nga ko condamné mais ñii ku mel ni ku jigéen di am ay dysfonctionnements rek yooyu dafa am hypofertilité maanaam ay chance am pour am doom moo dafa néew infertilité nag jigéen lay daal dafay saa ñu bind ay infertilité secondaire ci rajo yooyu non infertilité jigéen la am mooy jigéen joo xam ne mënut a ëmb bi dépassé 3 mois comme ni nga xam ne noonu la góor di amee impuissance jigéen day am infertilité
comme ni jigéen di amee problème trompe problème endométriose yu mel noonu góor di am lu mel ni li nga xam ne mooy hernie inguinale mooy donj ku góor kii dafa am benn buum bu ko takk fii bu xottee ko butit bi di fi jaar loolu ñuy wax hernie loolu bi ñu wax ne dinañu ko leer jigéen du ko am parce que jigéen amul testicule yi jigéen butu njurukaay bi fii dara téewu ko moo da nga yenn saa yi jigéen dem ba yenn âge yi butu njurukaay bi di génn ba ci kanamam fii ñu koy wax prolapsus ñenn ñi xam nañ ko bu ñuy waxtaan ci wàllu yooyu itam dinañ ko mën a équilibrer ci kàttanu yàlla. d'accord loolu leer na ñu ngi ak borom Tawfekh yaakaar naa ne sunu émission bi boo gisee chaque fois ñu koy jox temps bi nga xam ne nii dafay mën a di expliquer ba mu leer pour ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan mën a comprendre du ñu am droit di ko interrompre wala ñu ko def dañ koy mën a déglu rek pour mu mën a leer émission góor ak jigéen la ñuy wax yaakaar naa ci jigéen lañ nekk borom Tawfekh. fii ci fibrome laa laaj ci jigéen ki ak kyste ak ovaire yu trompe yu bouché bu ma doon ñëw tey ci kuku góor ki mani la lan mooy oligospermie wala mani la lan mooy varicocèle wala mani la lan mooy azoospermie ndax ñoom ñett yooyu it mën nañu indil problème moom mii ci ku góor ki comme ñii niñ koy indilee problème ndax moom it mën naa indi jafe-jafe ku góor ki. waaw yooyu mën na indi jafe-jafe ku góor ki. déjà azoospermie oligospermie yëpp yaa ngi wax ci sperme góor maanaam di góor bu sëyee ndoxam li ciy génn moo tudd sperme li ne ci biir muy ndox mi jóge ci ndox mi lenn li day jóge fii ci vésicule séminale bi lenn li jóge ci prostate bi mooy ñaari ndox yi lenn li nag nekk spermatozoïdes yi mooy yi nga xam ne ñoo mel ni jóge fii ci donj bi ci cellule de Leydig yi gannaaw bu ñu ko dencee fii ci épididyme bi ku góor ki nag ndox mii nee naa dafa am ci tube séminifère yi fa lañ koy defaree ci cellules yi ki nga xam ne nag dafa am azoospermie dañ lay wax ne mooy ki nga xam ni bu sëyee ndox mi génn lii du ci ne wala ñaan yii lii du ko am absence de azoospermie mi ngi teg day dàq ci tubaab foo ko déggee day dàq azoospermie mooy absence de spermatozoïde ci liquide spermatique ñu ne kii amul ay wallax njaan lu tax donj yii amaana ñoo ko defarut amaana yoon yii ñuy jaar pour bu ko defaree ba pare dafa tëju bu ko defee ñu ne kii boobaa da ngay xool ndegam azoosperme bi mu am ndegam problème de production la maanaam donj yi cellule de Leydig ñi ngi defar wala defaruñu li ñuy war a defaree am nañ ko wala am na ko muy cuivre muy vitamine E muy silice extra est-ce que am na ko B12 est-ce que am na ko parce que sperme pour mu defar ko cellule de Leydig dañ soxla cuivre. yeneen bagage yu muy am ci dafa mais maçon bi boo ko mënuloowee di nga jox suuf ak ndox mu ak ciment fii dem pour nga defar ko doñ yi nga defar ko spermatozoïde dafa soxla cuivre soxla vitamine E muy tocopherol yi soxla silice et cetera ndegam am na ko wala est-ce que cellule de Leydig yi ñu ngi defar bu defarul wala fii dafa fat loolu mën nañu azoospermie. oligospermie mooy moom doyut oligo dafa manqué la ñu soxla góor ci yoon bu sëyee ba ndoxam génn lu mu gàtt war na am 70 millions de spermatozoïdes léegi daa dégg ñu sax naan 20 millions non 20 millions 70 millions la. ci sperme yi. la war a am ci spermatozoïde bu ndoxam génne léegi dem ne ba naan ay 20 millions loolu gaa yee ko wàcc ne mais 70 millions mooy taux de fertilité normal bu góor 70 millions yooyu nag. bu fekkee dafa manqué ni ki am ay 10 000 ay 15 000 ay 20 000 dañu dafa am oligosperme dafa manqué koo xam dina am jafe-jafe am doom koo xam dafa am hypofertilité varicocèle nag boo ko déggee mooy donj yi nga xam ne ñooy defar wallax njaan muy cellule de Leydig yi dañu soxla ñoom it testicule dañu soxla deret pour gaz carbonique bi nekk ci ñoom ñu génne ko ci veine bi li ñu soxla seen dund ñu indi leen ko. dafa am circulation bu am fii sàngeen bu fa am. maanaam foofu dafa am circulation. voilà léegi nag veine yi nga xam ne ñooy jëlee deret bi nga xam ne moo nekkoon ci testicule yi di ko delloowaat bu fekkee veine yooyu dafa tëju wala deret bi dafay yéeg di wàccaat maanaam mu def lu ñuy wax valse nga xam dafay yéeg di wàccaat di am refoulement ñu ne kii dafa am varicocèle maanaam deret bi ci veine yi ni ñu amee seen vérocité war a mën a pousse deret bi mu dàq ko mu yéeg. du ko dàq mu yéeg day yéeg di wàcc day def nii. moom demul dikkul. loolu nag day tax nag testicule spermatozoïde yi ne ci biir dañuy xëj di gaaw a dee mën nañu nécrospermie di leen suffoquer di leen fat maanaam seen dundin fii du baax ndax lan seen circulation deret bi leen di war a indi di leen changer foofu la am problème bi am
ñu ne kii dafa am varicocèle mën na nekk bilatéral mooy ñaari yoon yi jëm ci ñaari doñ ji yépp dañ ko am lu ci ëpp nag varicocèle testicule gauche moo gën a bari parce que veine boobu dafa jóge ci artère aorte bi directement dem ci testicule gauche bi mais bu dee testicule ndeyjoor bi non demul ci artère aorte bi jógewu fa mais ci veine cave bi lay delloo ñaari circulation moo am foofu moo tax parce que léegi moo sax may gis koo xam ne daa am bilatéral gars yi defal la benn curtage boobu noonu bën def ki non am na leneen lu ko gën a xóot ci varicocèle bi te ñu bëri itam ñi leen wax dañu am varicocèle fekk amuñu varicocèle mais seen bu ñu defee spermogramme seen pH li ñuy wax potentiel utérinium bi moo ëpp ndax man yu góor dafa war a saf xorom waaye tam dafa war a rattax di liddeeku waaye bu faree trop day nekk kol spermatozoïde duñ ci mun dem mi ngi mel ni ngay dox ci ban doo mun dem waaye bu ndoxee trop tamit duñ mën a barestu ko waaye bu safee xorom trop muy alcalinité bi dafa yokk tamit da leen di nasaxal donc pH bi parfois dana tax sa nit ki am ay problème oligospermie nécrospermie gars yi foog ni varicocèle fekk lu ci ëpp du problème valsalva boobu du problème varicocèle bi mais varicocèle dana tax jigéen góor mën a bañ a am doom mais opéré bi ñu koy opéré nag baaxul ndax foo opéré góor varicocèle wàññi nga kàttanam ci wàllu sëy parce que veine boobu ngay laal ab day indi dysfonctionnement parce que góor pour mu am kàttan érection am jóg gannaaw hypophyse bi jox ordre deret bi mu dem ci corps caverneux bi fii ak ci corps spongieux bi fii sang bi ñëw dugg ci biir tëju ko fa veine yi ni ci biir ñooy def résistance bloquée pour fermer sang bi ba nga xam ne érection bi du deñ mais bu fekkee da nga laal valsalva laal veine boobu noonu góor gi mën na am érection mais bu demee ba bëgg a jotee soxnaam rek buy jóg buy dem ci soxnaam si rek dafay bàyyi parce que tax parce que dañu laal veine yi moo tax varicocèle di ko opérer nit gënu ci yoon boo bëggee góor wam na nga bëgg mu nekk di góor chaque fois nañu éviter di kii parce que varicocèle mën nga ko defar nit ki mu deñ te doo ko opérer mais koo opérer varicocèle mooy wàññi nga kàttanam parce que li doon téye veine yi bu sang mu ñëwee afflué wu ci corps caverneux bi ak corps spongieux ba pare ba nga xam ne urètre bi jóg na lépp normal na sphincter bi bloqué na veine yi ñooy téye deret bi bañ ko jàllale mais veine boobu boo ko laalee laalaat ko bu deret bi ñëwee da koy téye tuuti bàyyi ko mën nga gis góor xam day nekk soxna bëgg a jote am érection normal mais buy jóg dem def mouvement dem ci soxna si mu perdre érection bi bu ko defee per érection mu jaxasoo hypophyse bi déréglé wu mu troublé wu mu am blocage bi mën na ko indi yeneen jéyee wala parfois nga gis góor xam ne am ay problème kàttan ci wàllu sëy fekk loolu mooy indi problème bi donc ci tënk ba bu ñu waxtaan ci wàllu kàttan dem ñu mën ko leeral mais loolu mooy wàllu varicocèle wàllu oligosperme wàllu azoosperme. d'accord yaakaar na ma fàttali leen numéro téléphone bi 77 390 53 53 77 390 53 53 wala nga def 77 698 99 wala nga def 77 473 17 17 yooyu mooy numéro yi nga xam ne nii moo nga ko mën a jotee koo ci woo rek di nga jot ndawam ci kàttanu suñu borom dina la wax fu mu féete borom tawféex dina la expliquer ci maanaam ci wàllu ni nga waxee ni ci fibrome beeg yooyu di nga ko ci régler wàllu ñoom varicocèle ak ñoom seen ñoom ñooñu bu ñëwee da nga koy régler facilement da nga koy régler loolu jafewul sa biir wax damay dégg ngay tudd naan ay 70 millions spermatozoïdes te dégg naa la ci début émission bi nga naan benn mooy ñëw dugg ci biir waaw nit ki yow nga ni 70 millions la am benn moom mooy mbëkk dugg du loolu nga wax waaw léegi ki ko manqué le maanaam ki am 10 millions wala 20 millions wala nangam kooku ndax moom it dina am problème ci wàllu sëy boobu. ci wàllu am doom ki am oligosperme soo gis ñu la moom day manqué am doom spermatozoïde ak nen dafa am nu mu dundee gis nga nen ku jigéen ki comme bu dee nen bee nekk nii nen bi bu fekkee ovule bi moo nekk nii moom dafa am yu ko wër yu koy proche comme nenu ganaar ni mu amee xott. moom dafa am ay xott yu mel ni ay pepp suuf yu ko wër nii la def ci nen bi parce que ñooy aar nen bi loolu la ñuy wax corona radiata moom mooy nekk nii nen bi nekk nii ñoo koy protéger léegi wallax ñaanu ku góor kii ñoom bu ñuy ñëw dañu war a bari ndax dafa am benn ndox bu ñuy sotti bu ñuy tufli benn enzyme bi ñuy wax hyaluronidase moom la ñuy sotti pour nooyal lii nga xam ne mooy baare moo leen di baare pour ñu nooyal ko pour benn ci wallax ñaan yi mën a dugg bu duggee mu tëjuwaat léegi bu fekkee yi ñëw ci wallax ñaan bëriwul la ñuy tufli du doy pour mën a nooyal lii kenn si ñoom jàll bu ko defee ñoom mën nañ dem ba jug nen bi ba egg si nen bi mais duñ ko mën a percer moo tax ko am oligosperme day am jafe moom ndax ay wallax ñaan kenn ci ñoom du mën a percer ñoom dañuy groupe ànd di sottandoo dañuy sottandoo mais kenn lay dugg buñ sottandoo ba affaire foofu ba ndox mi ñëw mu hyaluronidase boobu ñëw nooyal corona radiata bi kenn ci ñoom la ci dugg bu duggee mu fermé waat
mais fekk ñoom bëriwuñu lañu indi ci enzyme boobu di hyaluronidase bi du bari kon ñoom du ñu mën a bënn nen bi kon ku góor kooku tam day am jafe-jafe pour am doom loolu mooy indi ñoo ne dañ soxla lu bari millions yu bari ñu soxla pour am suffisamment d'enzyme ndox bi tax ndox gis nga ni vinaigre di def nen nooyal ko ba mu nooy hyaluronidase boobu noonu lay def nenu ko jigéen daa mel ni vinaigre ci nen ba la rek pour nga comprendre pour ñu doon koy mën a percer loolu mooy mbir mi. loolu leer na kon loolu noonu la fay doxee pour mu percer yaak émission bi des na lu bari li ñu war a laaj dafa bari parce que wàllu góor ak jigéen la moo tax bu ñu laalee jigéen dañuy dellu ci góor bu ñu jógee ci góor ñu dem ci jigéen te lépp loo xam ne war nañ ko fi laaj pour mu leer ñi nekk ci biir néegu sëy yeeg ñi nekk ci biir kër yeeg problème yeeg yépp fii lay leeree ci seen émission Tawfekh Sakku Wér ak Medoune Seye borom Tawfekh damay gis dëgg maanaam jigéen ñu bari dañuy delluwaat ci sunu mbokku jigéen yi seen wàllu perte blanche ñuy génn ay perte blanche yu bari maanaam da nga ci dégg sax parfois ñu naan la dafay ànd ak xet damay dégg tamit maanaam ñuy wax yoo xam ne day xasan ak affaire yi demee noonu loolu ci wàllu infection yooyu ndax mook IST bi infection sexuellement transmissible ndax ñoom ñoo bokk wala déet. waaw IST infection wala MST maladie sexuellement transmissible perte blanche multicolore yi ci li ñu intéressé d'abord pour wax ne ñoom mën nañ tax nit ki am jafe-jafe am doom ci ku góor ki ci ku jigéen maanaam cause de stérilité la ci ku góor ki ku jigéen ki perte blanche yooyu dafa am lu koy indi ci yenn infection yi déjà am na jigéen ñoo xam dañu am ay perte blanche lu koy indi mooy dañu am lu ñuy wax candidose ñoo xam benn champignon bu ñuy wax candida albicans moo koy joxe boobu mooy tax nit ki mu am ay perte blanche kanam di génn lu mel ni soow di xasan kanam gi kooku mën na ko indi jafe-jafe ci wàllu am doom mën na ko indi tam risque d'avortement mais am na koo xamante tamit dafa am trichomonas vaginalis bi nga xam ne moom trichomonas la am ñooñu tamit parasite boobu mën na indi nit ki mu am ay perte blanche mooy wàllu ko jëkkëram tamit muy infection yooyu mais ci IST yi nag lu mel ni li ñuy wax syphilis nga xam ni moom infection sexuellement transmissible la nga xam ni benn doomu jàngoro bu ñuy wax tréponème pâle moo koy joxe kooku tam mën na dem ba indil ku góor ki mu am stérilité ñàkk mën a am doom mën na ko def tam ci ku jigéen ki day sax boucher trompe ku jigéen ki ku góor ki mën na ko bu ko amee mën na gis buy saw sàkkaraam mel luy ñam-ñam wala luy saf wala muy xasan ku jigéen tam kanamam di xasan buy saw tam muy saf wala mu tam ay perte blanche yu mel noonu mën na ko def ku jigéen ki comme ci ku góor ki waaye mën na leen tere ñoom ñaar ñu am doom parce que ku góor ki mën na ko jox lu ñuy wax orchite tuberculaire mën na yàq li nga xam ne mooy doñ yi ba ni ñu war a defee wala ñaan dootuñu ko mën a ci mais nag am na lu ñuy wax tamit gonocoque ci IST la bokk ba tey ñeen di ko wax bélonérage ñii di ko wax chaude de pisse mooy étape bu mu toll boo déggee chaude de pisse mooy saw muy tàng bélonérage mooy saw mi muy saw deret muy amaturi boobu wala gonocoque mooy ci baat boobu li koy joxe benn doomu jàngoro la boo xam ne moom la ñuy wax gonocoque moo koy joxe nit ki tam mën na ko jox ay perte blanche ci ki jigéen sax day am perte yoo xam sax day mel lu verte di xasan kanamam di am xet ku góor gi tam mën na ko dal tam moom it buy saw muy saf moom it mu am benn liquide bu muy écoulé buy dem toile yu mel lu mel ni mànn yu di génn ci kanamam fekk écoulement boobu tam loolu mën na ko indi mais ci ñooyu yëpp tamit mën na indil ku góor ki wala ku jigéen ki jafe-jafe am doom moo tam ñi am ay infection yooyu dañ ko war a traité sinon dana indi entrave dana indi jafe-jafe pour ñu mën a am doom yii yëpp nag ci wàllu infection yi dana def émission à part boo xam ci IST MST ak wàllu lëkkoore yi cervicide yi métrite yi vaginite yooyu yëpp dinañ ci waxtaan leeral ko ba mu leer. dinañ def yeneen i émission sax laay wax à part ci wàllu infection yi yaakaar naa dina gën a xóot ñu ngi ak borom Tawfekh ba léegi ci seen émission Tawfekh Sakku Wér ànd ceeg borom Tawfekh am na jafe-jafe yu bari yu am ci biir kër yi mais nag doo ko ni nga koy déggee sax du la neex day dem sax ba day jigéen ñi surtout ñoo ci am problème maanaam seen i sëy sax da ciy tas da ngay gis benn ku mel ni Balla Sock moo xam ne dafay am soxnaam maanaam di sëy ak moom rek day am benn ñaar ñett ñeent ba juróomi doom ñu rangaloo mais ñoom ñëpp ay jigéen lay doon jigéen kese. da ngay dem ba da ngay dem daal ba dafay am jafe-jafe daal léegi may laaj ndax loolu moom problème la wala lu yàlla indi la wala qu'est-ce qui se passe. gis nga doom pour mu am nee naa la ku góor ki day cotiser wallax ñaan ku jigéen ki cotiser nen wallax ñaan ku góor ki suñu spermatozoïde ni muy demee maanaam dafa am yoo xam ni xam nga nit cellule la 46 chromosome la. 46 chromosomes cellules yëpp ba mu des cellules yi nga xam ni mooy cellule sexuelle yi maanaam yiy tax nit ki mën a am doom ovule spermatozoïde ovule 23 chromosomes la am
spermatozoïde 23 chromosomes la am jigéen nag chromosome yëpp XX la benn rek la am XX jigéen nag góor nag dafa am X am Y soo ñu wax XY du X dafa dañ nuroog X boo ko doon xool ci ay microscope day nuroog X yi nuroog Y jigéen moom yëpp X la léegi ku jigéen ki moom fu mu mënti nekk nen bu muy indi X lay indi moom. moom X rek lay indi X am daal la yor. bu Pape Joolaa indee nag wala ñaan bu X ak X boo ko boolee. 22 plus X jigéen 22 plus X ku góor gi. d'accord nga am 44 plus X mu ne 46 chromosomes kii jigéen lay am ndax Pape Joolaa moo indi 22 ku peeru chromosome boo xam X la 22 plus X la indi fekk fa 22 plus X yu soxnaam mu am jigéen. moom lu mu indi rek moom la fay fekk. bu fekkee Pape Joolaa dafa indi Y 22 plus Y bii mu indi chromosome Y mu fekk ku jigéen ki X am day am 22 X plus 22 Y XY mooy góor kii am góor donc jigéen du jigéene góor mooy jigéene. maanaam ku góor ki mooy problème. góor doom fu mu juddoon la mu nekk rek ku góor kee ko indi bu góor gi indee 22X mu nekk jigéen bu indee 22Y mu nekk góor. kon Pape Joolaa doomam yu jigéen yëpp du jabar ji Pape Joolaa la moo X dafa gauche. loolu leer na kon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci problème yi yaakaar naa ne lii dañ ko war a leeral parce que ñoom lépp lu am ci kaw suuf rek ñu ne ku jigéen ki. mais bas moom góor la am. te ñu góor ñi yaakaar naa ne góor ñi yéen seen bopp yéen a am seen X ak seen Y bàyyi leen yi ngeen di def di ko jiin soxna yi naan ñoom la yéen a jigéen a yéen a góore rubrique la leçon de Tawfekh lañ jëm parce que yaakaar naa ni temps bi ñett nañu te am na yoo xam ne du ma fi nekk sax di ko bàyyi muy dem la leçon de Tawfekh ba léegi génnuñu ci biir émission bi ci wàllu góor ak jigéen borom Tawfekh leçon de Tawfekh loo ñuy may tey. lii moom yaay yi laa koy jox yaay yi soxna yi ku ci am sa doom mu judd di nekk góor del xool ndegam doñ yi testicule yi suufam doñ yi fa war a nekk xoolal ndegam doñ yi yaa ngi koy daj wàcc na wala wàccut. su doon ji wàccee walla alhamdu su wàccul teelal jóg nga yóbbu ko l'hôpital ñu wàcce ko loolu la ñuy wax ectopie testiculaire parce que bu doon ji wàccul mu tëju ci kaw ba xale bi màggee ko dootul mën am doom abadan daay man. waaw loolu problème la. parce que doon ko góor ki ñemewul tàngoor doon ko góor boo see muy lang ci suuf. nit température am 37 degré la donju gi 35 degré la soxla moo su ma def ko muy làng pour mu féex pour mu am chaleur bi arrangé wu ko donc bu yéegee ci kaw foofu tàngoor boobu day tax moom bu demee ba nit ki nekk mag même bu fekkee hormone testostérone yëpp ñu ngi ñëw du mën a am spermatozoïde kooku du mën a am doom kooku dafay stérile dana nekk góor nag waaye du mën am doom day yàq spermatozoïde kon ku am sa doom bu góor xool ko bu amee nga teel ko dimbali dem jënd ko. sàggan weesu na am sa doom bu góor mu dem ba nekk mag nekk doon ji wàcc yoo xamoo ci dara nga lor ko yàq addunaam kon nañ bàyyi xel ñi am ectopie testiculaire parce que xale bu amee góor bu juddoo ba am juróom weer ci biiru ndeyam doon ji fekk na am na mais day tafu ci kaw suy commencé am ci 9e mois di commencé judd ca la kii yi di commencé wàcc ñu koy wax ectopie testiculaire kon na nit ñi xool seen doomi góor yi ndegam doon ji ne ko bu kan tayel vérifier leen ko su ci am su wàccul rek dem leen ngeen def ci ay pexe bu ko defee kooku mën a am doom ëllëg. loolu mooy wàllu ci ko góor yi ci jigéen ñi nag ci jigéen ñi parce que tamit xam nga dafa am loo xam ne nii daanaka yaakaar naa ni mën naa ni sax doy na waar daal parce que dafa am ñoo xam ne dañuy nekk seen bind néegu sëy di souffrir loo xam ne nii mënuñu génn wax ko fu ne maanaam jigéen ñi nga xam ni xaw ma nag damay laaj nee nan ñoom dañuy maanaam du ñu xam dara seen àdduna fawuñu doxuñu demuñu lenn ñoom xamuñu dara mais bu ñu amee borom kër bu ñu sëy ak seen borom kër maanaam du ñu gis maanaam du ñu am ndaw léegi may laaj ndax loolu moom réel am na wala amul loolu it bëgg naa nga leeral ci. nga ndaw ci ku jigéen ki ci tableau bi fii la ndaw di nekk lii mooy ndaw barrage la benn lumbu deret la bu oyof. foo mën dem Japon Chine Taïwan Sénégal yëpp benn la kon lii ay possibilité yu yomb tax nit ki kon daal ku fi am jafe-jafe ci wàllu wi trompe yu bouché yeeg. kyste ovaire yi myodystrophie yi fibrome yeeg varicocèle yeeg azoospermie oligospermie nécrospermie pH yu élevé. bari na bu ci mënti nekk. d'accord waaw impuissance sexuelle yëpp mën nañ ci dox ci kàttanu Yàlla. jërë ngeen jëf yaakaar naa ne dégg ngeen ko ñu ngi ñëwoon seen émission Tawfekh Sakku Wér ànd ceeg Serigne Medoune Seye borom Tawfekh des na lu bare tey
góor ak jigéen la woon mbokk yi ñi ngi leen di nuyu jox leen di daje wasalaam jërë ngeen jëf. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman alhamdulillahi ma sant yàlla ya sant Xaadimu Rasuul ngir yàlla alhamdulillahi ma sant yàlla ya sant Xaadimu Rasuul ngir yàlla te dellu sant Xaadimu Rasuul xalifatu Rasuul